baramu tuuma imam Alioune Badara Ndao ak ni mu doon dundee ci biir kaso bi anam yeen ko jàppe woon ak tey jile bay giñ ko daal di bay ak li ñuy daal di sàkku ci wàllu yoon loolu lépp Ndeye Comba Moreau ak Abdoulaye Ndao dinañu ko waxtaanee ci liiri ci dëkk bi samedi ji 10h jàpp 11h ci Rewmi FM 97.5 bu ko kenn wutee. da nga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul. Toute la ville en parle li riir ci dëkk bi samedi ji Ndeye Comba Moreau di dalal Abdoulaye Ndao nekk rakk ci imam Alioune Badara Ndao Ndeye Comba Moreau ak Abdoulaye Ndao dinañ waxtaanee lépp lu jëm ci procès mbirum terrorisme bi ñu doon joxoñ baaraamu tuuma imam Alioune Badara Ndao ak ni mu doon dundee ci biir kaso bi anam yeen ko jàppe woon ak tey jile bay giñ ko daal di bay ak li ñuy daal di sàkku ci wàllu yoon loolu lépp Ndeye Comba Moreau ak Abdoulaye Ndao dinañu ko waxtaanee ci li riir ci dëkk bi samedi ji 10h jàpp 11h ci Rewmi FM 97.5 bu ko kenn wutee. da nga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul. Sénégal neexul da nga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul da nga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul da nga nopp ku la nobul ku ne suñu Sénégal neexul da nga digge loo mënul boo bëggee fu borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ne boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey jii nag seen émission sociale fas yéene waxtaane procès bi ñu doon amal ci wàllum terrorisme file ci Sénégal am nag lu toll ci fanweeri nit ak ñett yoo xamante ni ñu ngi leen doon jugé file ci tribunal bu Dakar ki gën a fës ci ñooñu leen ñu doon tuumaal wàllum terrorisme file ci Sénégal imam Alioune Badara Ndao la tudd bokk foofule ca Kaolack tey ji nag ñu daal di fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni tuumaal nañ ko naka la ko daal di dundee ci biir kaso bi ak tamit acquittement bi nga xamante ni amal nañ ko nigi ni semaine bile ngir nag amal waxtaan bi moo waral tey ji ñu dalal Abdoulaye Ndao nekk frère ci kile di imam Alioune Badara Ndao ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Ndeye Comba ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Rewmi FM yëpp di nuyu seeni déglukat di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla déglu gu rafet ak dégg gu rafet ci ñoom ñaan itam lépp lu ñu fi wax incha allah mu nekk yiwu kese donc ñu ngi leen di nuyu di am mbégte daal jàkkaarloog yéen. ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité bu baax a baax mais tey ji Abdoulaye Ndao ñiy déglu dañuy bëgg a xam kan mooy imam Alioune Badara Ndao moonte de peut-être xamoon nañ ko wante lii ñu ko tuumaal moo tax ñëpp daal di koy xam fii ci Sénégal wala sax di ko bàyyi xel kan mooy imam Alioune Badara Ndao. soxna Ndeye Comba jërëjëf loolu nga wax sawar nañ ci tontu sawar nañ ci waxtaan lool ndax imam dañ koo xam xamin bu wér. ku ñu xam-xam ne fi mu ne ay mukallaf lañ ba ñu nekkee ndaw ba tey moo ñu yore donc imam Alioune Ndao mu ngi judd 06 05 1960 ci dëkk bu ñuy wax Ndaalaan Malick Ndaalaan Malick ñetti gox yu siiw ñoo ko ŋànk muy Gànjaay Diya ak Njebel ca Saalum bokk ci région Kaolack ak Fatick juddoo ci waajur wu góor wu ñuy tuddee Alaaji Ousmane Ndao ba mu fa ganee àdduna ci 1960 ba am juróom-benn wala juróom-ñaari at la ko waajuram jël yóbbu ko daara ji ñuy wax Kokki ci Cheikh Ahmad Sakhir Lo yàlla na ko yàlla yërëm. imaam nekk na fa diiru ñetti at jëm ñeent la mokkal alxuraanul karim desaat na fa ñaari at bàyyeekoo fa ñu yóbbu ko njaarim daara sëñ Mor Mbay Siise
mu doon fa jàng li ñuy tuddee am mbind ndax bu njëkkoon mag ñi bokk na ci liñ siiwee woon mooy alquran ñu ngi koy jàngee Kokki mbind ñu ngi koy jàngee Njaareem xam-xam ñu ngi koy jàngee Ndar ba tey jii bi mu demee Njaareem ci loxo sëñ Mor Mbay Siise yal na ko yàlla yërëm nekk na fa di nafar di ñuy tuddee nafar bi maanaam li mu jàng mu di ko réviser yàlla dogal itam mu boole kooku mbind ba bind na fa 2 kaamil alquran ci loxoom te xoolu ko ba mu fa bàyyeekoo nag commencé dijj la dugg Saalum di jàng am njàngum xam-xamam moom ba jàpp naa ne daaray Saalum yi gën a siiw bu ci nekk jaar na fa jàng fa ba bokk na ci la leen gën a marqué mooy keroog bi ñu ko téyee tuumaal ko li ñu ko tuumaal ñu ci bëri ci ñoom dañ ne de loolu moom amut xanaa kay imaam ku wax moom danga naan discours bu neex ak alxuraan ju mokk loolu moom ku ko wax dëgg la waaye sofaanu loolu moom du dëgg moom ba 89 mu dellu si gannaaw boo xamee ne génnoon na dem Mauritanie am fa formation 89 la dellu si waat Ndaalaan Malick ci dëkk waajuram dal di fekk daara ji nga xam ne waajuram moo ko sampoon mu dal di ko beesalaat bi mu demee ba daara ji màgg nag ba xajatul Ndaalaan mu bàyyeekoo fa ci 92 ñëw Kaolack donc 92 mu ngi Kaolack ba 2015 octobre 26 27 bi ko gars yi arrêté. ñu ko tegee yoxo Imam Alioune Ndao. Imam Alioune Ndao socialement naka la doon dundee. bon ak société bi. wax dëgg yàlla Imam Alioune Badara Ndao ak waa Kaolack. nit ku yaatu la. nit ku bëgg nit la. ku jonjoog ñëpp la imaam wallahi yéeme gi mu yéeme du belli kenn. maanaam bëgg gi mu bëgg doomu aadama ku la koy maanaam ku la koy mellal te gisoo ko pour nga gëm ko du yomb. waaye nit la koo xam ne daal nitu ñëpp la amul kenn nag ku mos a belli du mag du xale du jigéen gis nga koñ boobu ñu dëkk. yàlla dafa dogal lu aju ci wàllu matuwaayu wér-gi-yaram demul fa dayoo waaye jigéen ñi ku ci demaan ba tollu fenn fi imaam rek lañ yaakaar. amul 3 heures de matin amul 2 heures de matin heure boo ko fëggee ne ko diw daa feebar wala daa nekk ci mbiru jigéen. moom mooy jógal boppam taal otoom yóbbu la hôpital ba yàlla may la sa bopp. mu xaar la ba ñu yeewi la mu jëlaat la ci otom dal di indi. donc wàllu socialement nit ku yéeme la woon. kon looloo tax bi ñu jàppee Imam Alioune Badara Ndao waa Kaolack doon ko soutenir comme soutenance bi nga xamante ni gis nañ ko depuis ñu teg ko yoxo ba niñ koy bàyyi. wallaay lu yéeme la mënuñ ko woon a ñàkk a soutenir parce que dañ koo xam ndax itam nag nit soo ko xamee te saa woo amee jafe-jafe mu ñëw toog sa wet nga am bànneex mu ñëw toog sa wet ba xëy ñu tuumaal ko lu ni mel. dëgg-dëgg faaw nga taxaw. donc vraiment waa Saloum bravo ci seen taxawaay waaye itam nag waa Sénégal lépp d'une manière générale. jamaatu Ibadu Rahman mooy lan Abdoulaye Ndao. jamaatu Ibadu Rahman am mbooloo la. moo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk. te li yéeme jamaa bi daanaka mën nañu wax ne la ko fondé xelaat ba mu ngi bàyyeekoo ci. dëkk bu ñuy wax Touba yaakaar naa Touba ñëpp xam nañ ko ci diina. ay daje yuñ fa doon daje ñoom ñoo demoon ba xelaat. mbir moomi dal di ko yeggee kilifa ga fa nekkoon mu rafetlu ko lool ñaanal leen ci donc mën naa laa xam ne jamaatu Ibadu Rahman bokk na ci la ko sos mooy loolu. imaam ak ay daaraam foofu lay ca Kaolack enseignement ba maanaam la mu fay jàngale. ba tax sax bokk na ci li tax ñu teg ko yoxo la mu fay jàngale ak xutba ya muy amal nit ci di ko dégg lan la fa doon wax. bon. naka la téyee daara yi naka la doon demee exactement. wax dëgg yàlla. génnul ni ñu xamee daara Sénégal. la ci jiitu mooy di leen jàngal alquraanu borom bi tabaaraka wa taala. di leen jàngale itam njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñamuy yar mu leen di yar ci jikkoy lislaam ak jikkoy diina. di leen tàggat nag ci bay dundee man jàpp naa ne xam naa ne imaam. neutre gum neutre woon ci wàllu état ndax itam nag état moom day bëgg toujours da ngay ñëw di ko yëgal di ko oo di ko laaj nangam ak nangam mais daal gis nañu ñoom boo leen soree rek am na bët bu ñu lay xoolee man jàpp naa ne bokk na ci li taxoon ñu soupçonné ko pour man loolu la. sori maanaam. maanaam moom xam nga fii ñun liñ miin da ngay dem ci président ñaan demander audience ñu ngi ñaan état bi lii ñu ngi leen di tawat lii nangam ak nangam imaam moom loolu bokkutoon ci yitteem. lu tax te li ma lay wax ni ministre Mariama Sarr muy maire de ville di Kaolack ñëw na fa. bi mu ñëwee
wax li muy wax ba pare imaam bi mu koy tontu dana ko nag maa ngi leen di fàttali seen responsabilité seen diggante ak seen borom ndax askanu Sénégal kat dañ leen a yaakaar tànn leen ci biir candidat yu bëree bëri. kon loolu yéen bu rëy rëy la ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu téye leen yéen boobu ngeen góorgóorlu ci te xam ne itam nag responsabilité la bu leen yàlla di laaj ëllëg soxna si ne na kere bi mu wàññeekoo dellu kaw la maanaam bi mu wàññeekoo dellu. ne na ca suba sa ca lendemain ba maanaam discours bi. daa ànd ak moom diiru ay fan mu koy bàyyi xel ndax ne na moom daal lam jàppoon te miinoon ko ci ay discours ci nitu diina mooy dañ naan la ñun kat ceeb lañ bëgg wala nañ ñu may fii courant wala nañ ñu defal fii ndox wala nañ ñu talil lii imaam mu ne dëgg la loolu lépp de lu baax la. waaye nag am na lu ko gën mooy nit ki ak boppam ñu defar ko ba mu baax. mais imaam fu muy jëlee xaalis ba tax moom ñaanul état bi comme ñeneen ñi nañuy def. imaam macha allah dafay bay. dafay bay di dundee gis nga keroog altine bi ñu koy jàpp ci guddi. daa dem tool ba wàcc yàlla dogal na ñi ko xam ñëpp xam nañ ne ma wax la nag waxu saalum tey parce que nag ñun ay baykat lañ. waaw jamono xaal su xaal ñoraan ku ñëw marché Kaolack daanaka jóor boo fa fekk mën naa la wax ne ay taalibe imaam ñoo ko bay jamono mboq su mboq ñoraan ku ñëw Kaolack daanaka loo fa gis ci mboq danga naan lii njabootu imaam ñoo ko bay duñ ko doon feeñal nag. jamono gerte noonu jamono ñambi noonu dañuy bay mbayu maraîchère dañuy bay salade dañuy bay nangam bi maanaa lépp loo xam ne dañ koy dundee ci réew mi dañ koy bay en même temps dañuy yar jur dañuy def embouche dañuy yar nag di yar xar di yar ginaar ak i kinaara nii may wax ak yow nii tey soo demoon daara ja incha allah suba danaa la ganale kinaara laa lay ganale loo xam ne amaan na yéen miinu leen ko. donc kon imaam moom daa gëm ni état moom moo war a jàppale état. mais pas. salaamaaleykum maaleykum salaam rek état ñëwal soxla nañ lii nangam ak nangam man jàpp naa ne sénégalais besoin yi ñu am yëpp di ko laaj état su continuer nii est-ce que keneen dana ñemee ñëwati pour jéem a élif Sénégal c'est parce que yow fi mu ne nii sa néeg sax jàpp naa ne bu seenoon wala mu toog ko rek ñu ne état mënul lépp am na gaa lu mu man ñu ngi ko ci encouragé pour mu def ko mais am na loo xam ne nag ñun la war misaal ci loolu gis nga bi ñu demee parce que moom daara ji bokk na ci nam ko sampee mooy nañ jàng alxuraan ak diina waaye itam nañ jàngaale adduna bu ñu jàngaan ba midi et demi jamono bu nekk danañ denc téere alxuraan yi ay professeur dugg si ci classe yi ñuy jàngal xale yi ni ñuy liifantu bi maanaa yaakaar naa xam nañ liifantu ba benn jamono waa inspection ñëw fa ma junji leen ne imaam de danay sonn trop ci wàllu njàngaleem français est-ce que ñun buñ soxla woon franco arabe war sa koo mën a am. mu ne ma su imaam ñëwee soo ko waxee ba defee demande bi incha allah tey da ngeen ko am. naka ma ñëw ci suba sa ma wax ko ma dem inspection. gis bi mu leen ko waxee. gars yi ne ko ñun de bëgg nañ ko mais foofu ñun amuñ fa place. mu ne leen ñëw leen ñu dem ñu ñëw ci këram booba 6 classes mu ngi fa woon mu ne leen bu ngeen bëgg yëpp jox naa leen ko. ñoom jàppoon nañ ne dañu ko war a luye. mu ne non intérêt général ak intérêt personnel. du benn comme askan wi soxla nañ ko dama leen koy jox ñu commencé fa jàng nañ fa lu mat 4 ans mu ne leen est-ce que yéen du ngeen ñu jéem a tabaxal classe ñu ne ko fii amuñ fi suuf mu ne leen su ma leen mayoon suuf ngeen tabax ñu ne ko waaw ci pegg daara ji ñoo sës miir doxul sax seen diggante mu ne leen suuf si maa leen ko may li yéeme ki nga xam ne mooy rewoon wàllu construction bi ci inspection ne na bi ko imaam waxee loolu ci inspection bi ñu ñëw kër ga mu xool surface bi nu mu toll mu dem néeg imaam xool ko ne na est-ce que man jaawaliwu ma parce que surface bu ñu toll ku ko war a mayee pour man ci ay immeuble wala étage ngay dëkk mais du dëkk ci ay néegu seng moo tax bi mu demee ba bëgg a dem maanaam ba bëgg a tàggoo pour ñibbi mu ne ko imaam xam nga bi ma toogee ci nii bi maa ngi sëgg ko si gi di xool mu ne ko waaw mu ne ko dëgg-dëgg dafa am lu nekk ci sama xol mënuma koo ñàkk a wax yow da ngaa bokk ci ñuy dundal état waaye yow dundeewoo état te surface boobu ma lay wax bu fekkoon ne nattoon nañ ko def ko kër par kër war naa mat 28 wala 24 terrain yoo xam ne bu ci nekk soo ko jaayee 5 millions wala 4 millions xaalis bu bëri la mais da koo jël xam ne askan wi aajowoo nañ ko mu dal di leen ko jox te dañuy dégg fi Sénégal di gis ñoo xam ne dañ leen tudde ay kilifa diina wala ay nitu diina ñu leen di tuumaal ci xëccoo suuf wala nangam ak nangam. te imaam dundul lool. mais imaam de au contraire day jël suuf soo xam ne moo ko moom
dal di ko may état. mais Abdoulaye Ndao ñu ngi gis ni ñu ngi dégg ni sax li tax imam Alioune Badara Ndao ñu téye ko maanaam ay discours am ci loolu sax nga ñu parce que peut-être discours yu véridique yoo xamante ni daan na laal problème homosexualité bi am fii ci Sénégal bu ko doon laal nag day attaqué carrément du am lenn loo xamante ni da koy nëbbu tamit ci wàllum ay ponk yu bari yoo xamante ni mi ngi fii mais imam da doon attaqué wàllum homosexualité wàllum franc-maçonnerie nee nañ sax moo waral ñu jàpp bii ñu ko jàpp lépp nee nañ lu ni mel moo ko waral. soxna si yaa ngi door a ñëw nag. gis nga laaj bii nga laaj nii. damaa xamul kan moo la ko wax mais yaa ngi door a ñëw moo tax man imam dama jàpp ne état Sénégal jàppuñ ko. c'est la lobby maçonnique internationale ñoo ko jàppalu. parce que imam discours yi nga xam ne moom la doon tenir ku ko déglu da nga xam ne kii li muy wax vérité la dëgg la. te soo ko dégloo rek da ngay dal di nangu. lan la doon wax ci franc-maçonnerie. voilà parce que franc-maçonnerie bokk na ci li ñu bëgg mooy adduna bi yëpp ñu jël leen def leen seen poos bi maanaam jafe-jafe adduna bi soo ko xoolee ci kaw ba ci suuf lépp franc-maçon yi la. gis nga manqué ndox mii ñuy wax nii Sénégal depuis tribunal la ma ko waxee bi procès bi commencé. wallaahi dañoo taxaw nii di waxtaan ba mu yàgg mu ne franc-maçon yi seen phase yi test yi ñu doon def. bii jàll na mais jamono bii ñu jublu si jàpp naa ne Fass ndox mee des. ah bon wallaahi moo tax bi ñu amee problème ndox mi. dama waaru ci yàlla. ci tribunal ci début procès bi. ca koor ga la woon xam nga. la ne ma problème bi war a ñëwaat fi mu ne nii mooy problème ndox mi c'est parce que ñoom jàpp nañ ne. ci seeni programme réduction population mondiale dañ jàpp ne doomu aadama yi ni ñuy màggee. dafa bari. léegi dañ leen a war a wàññi te xam nga loolu dafa wuuteeg lislaam ndax doomu aadama yi ku leen bind yàlla wa maa min dabbatin fil ard illa ala allahi risquha la yàlla wax képp ku wàcc fii ci kaw suuf da nga lekk da nga naan da nga solu da nga dund ndax yàlla mi leen bind moom moo ko garanté. kon ñoom suñ jàppee ne doomu aadama yi ni ñuy màggee dafa ëpp. danañ toll foo xam ne dootuñ mën a dund ci kaw suuf loolu njumte la. boo xoolee. lu tolloog juróomi at ci ginnaaw mos na def benn waxtaan mu ne armement yi ni mu mel ci àdduna bi li ñuy produire ci arme kenn xamul nu mu toll te pourtant armement yépp ci doomu aadama yi la jëm. ñaata milliards ak i millions ci la ñuy defar ci ay bomb maanaam ngànnaay daal d'une manière générale. kon faaw ñu xool nu ñu utiliser ngànnaay yooyu. ngànnaay yooyu ci ñan la jëm jëmul ci xar jëmul ci bëy yi. ci ñan la jëm ci nit ñi mu ne. faaw ñu indi guerre. te Afrique li mu soxla pour dund bëriwul Afrique tey bu ñu amoon 300 milliards lépp lu nekk ci surface ci Afrique ci suuf. danañ ko exploiter danañ ko bay danañ ko rafetal nangam ak nangam waaw kii nga xam ne moom day produire ngir màbbu doomu aadama ak kii waxtaan ngir teral doomu aadama ñoom ñaar kan moo gën. teral doomu aadama. gis nga mais nag ñoom. bañuñ ko yeexu mais nag soo yeewoo di yeete am nga problème bokk na ci lañ waxoon mooy ciblé nañ fukki réew ak ñett yoo xam ne li ñuy tuddee planning familial te dañ koy taaral fi mu ne jigéen ñu bëree bëri ñu ngi leen ci xupp ñu ngi koy def. gis nga bi ñu ko waxee dañ ne phase test bu njëkk bi dañoo ciblé woon fukki réew ak ñett réew yooyu Égypte bokk na ci weer bii ñu génn lañu toog ba mu yàgg Égypte seen parlement bi ñu ne réew mi métti na te dara waralul ko lu dul mbiru démographie bi ni mu demee bi maanaam population bi ni mu manqué dafa bëri. kon léegi Égypte danañ jéem a proposer benn loi boo xam ne ku xasate am ñaari doom dootoo ko weesu. te xam nga ne loolu moo nekkoon Europe. ba daanaka fi mu ne Europe ñëpp xam ne disparaître na. ñëpp a màgget. yaakaar naa ne coupe du monde bi ku ko jël du France. ñëpp a ngi wax ne daanaka Afrique moo ko jël. gis nga daanaka africain yi ñoo ko jël. lu ko waral mooy ñoom amatuñ xale. fi mu ne France boo xasee am ñaari doom ñetti doom. lu ko weesu dañ lay commencé di fay di la neexal. ñooñu kon bëgg nañ ko jur. waaw ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo wërsëgalee ñuy jur ñu bëgg a dem jaari fa ñële jaar est-ce que loolu jàmm la. te yow jàpp ngeen ni loolu lépp franc-maçon yee ko fi franc-maçon yi la ñu ngi wax ni tamit ci jamono ji nga xamante ni jàppoon nañ ay góor jigéen Kaolack nee nañ imaam wax jam ca wax tamit bokk na ci li tax ñu teg ko yoxo ndaxam sax góor jigéen ñi balaa ñu leen di jàpp moom fekk na ñu jàpp ko. waaw bu ngeen bàyyee xel mais. avant loolu da ko doon dénoncer. parce que wax dëgg yàlla góor jigéen ku nekk xam ne ne. nitewul. ñun li ñu xam ñun ñi nga xam ne dañu yar jur néew na looy gis bëy wu góor di topp bëy wu góor bëriwul loo koy gis. wala nag wu góor di topp nag wu góor te pourtant ñoom ay bàyyi ma lañ amuñ xel kon góor su demee bay jéem a sàkku moroomu góoram
humanité nekkatu fa. loolu bokk ci xeexu imam. wax dëgg yàlla da ko mos di dénoncer di ko leeralal nag jaami yàlla yi. mu ne bokk na ci dem seeni mbir mooy xupp soxna yi ak seeni borom kër ba ñoom ñëpp jublu ci wàllu planning familial. am na gaa luñ ci xaw a réussir parce que am na ñu bëri ñu ko nangu mais am na ñoo xam ne ba tey des na c'est parce que planning ku ko mos a def rek am nga problème yoo xam ne nii dootoo ko nettali. ñu ne nag léegi suñ demee ba àgg fenn fi ndox mi ci boppam la ñuy jël def ca loo xam ne. ku mu neex ku mu naxari da nga ko naan. soo ko naanee ca la ñuy atteindre. suñu objectif la ñu bëgg nga xam dootoo jur lu bari. lii la doo jurati wala la ngay jur du bari. lii la te ñun imaam da doon wax mu ne ñun amuñ problème mu doom yu bëri ñun li ñu am problème mooy ñàkk jur. te l'islam dafa bokk ci la mu ñaaxee mooy takk leen ngeen jur te naakaxu te naasalu. takk leen ngeen jurante te jàpp naa ne yow mi dem bay bëgg a xeex. nit ñu bëri wala njaboot gu bëri dèjà comme yow judd nga am mos nga tuuti xam nga ñun maag yow alhamdulilah dund nañ tuuti. nañu am doom suñu amee doom ñu ne léegi ñun nañ jël suñu bakkan bàyyi fi doom yi ñoom may leen seen temps. ñoom itam ñu mos dund mais yow nga ne mos nga dund nga te keneen du dund. est-ce que loolu xelu na. Abdoulaye Ndao ñu ne imam Alioune Badara Ndao ku am baatin la léegi rek juñu nga ko parce que yaa ngi naan problème mu ndox mi waxoon na ko. yàlla xam na ne bokk na ci est-ce que loolu dañ koy dëggal. ne borom baatin la. maanaam. mënu ma wax ne borom baatin la. mais daal xam naa ne am na lu ko yàlla may am na lu ko yàlla may. c'est parce que man ak sama bopp fii may wax ak yow nii. bi muy nekk ci kaso gi. dama daan jokkoo téléphone. wala ñu am problème ca kër ga waxtaan. bu ñu ñëwee mun nañu waxtaanoon ñi ngeen doon waxtaanee kii la mu wax erreur la kii la mu wax erreur la dee leen waxee nii dee leen defee nii wallaahi. loolu dafa bokk ci li ma gën a yéem. te fekk moom mu ngi ci biir prison bi. mënuma wax ne am na baatin mais jàpp naa ne ku yàlla may la. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle lii riir ci dëkk bi tey jii ñuy waxtaanee ki nga xamante ni mooy imam Alioune Badara Ndao gannaaw ba ñu ko tegee ñetti at nag mu nekk ci kaso bi mujj nañ ko bàyyi lañ ko doon tuumaal di wàllum terrorisme bés bi nga xamante ni ñu ngi ñëw di jàpp imam est-ce que mën nga ci dellu si waat. bon soxna si wax dëgg yàlla bés bu triste nag. waaw bés boobu moom xam naa ne ku ñu ko laajul. sawaruñ ci tontu ci ndax bés bu métti la jàpp naa ne li des ci suñu dund bés boobu duñ ko mos a fàtte. ci nit koo xam ne soo ko ooxee mu ñëw soo ñëwee ba ci këram fogg ko ne ko yow laa soxla mu ñëw dama gisul lan moo mën a waral. ut ay pikk ki marto ñëw di dajji kër damay wax ne kéng ji ku sori kër ga lu mat 1 kilomètre da nga koy dégg kéng dal di tëb foncé bunt yi dugg ci biir imaam dal di jàpp manoote ci kilifa ñu ne deetawaay ñu dugg ci ay néegi soxnaam néegi yoo xam ne am na ñu am ci daara ji 20 ans wala 10 ans mosuñ dugg ci kër jigéen ñi c'est parce que magu Sénégal yëpp bokk na ci ni ñu tabaxee woon seeni kër mooy kër góor ñi kër jigéen ñi jàpp naa ne loolu su fekkoon ne ba tey moo continuer di am fitna yu bëree bëri ñuy gis ci wàllu viol ak nangam duñ ko gis nga viol yi ñuy wax ak yii day faral di continuer c'est parce que dañoo indi lu ko waral gis nga góor ak jigéen. proximité bi jegeyantoo bi. lii la mu ngi mel ni diggante safara ak ñax. safara ak ñax moom tàkk rek. dugg ci biir dal di toj fenêtre soxna yi dal di kii nangam ak nangam jaxasi seen yére yi traumatiser leen xale yi tiit wallahi gis nga bi ñu ko fa jëlee. lu mat 3 wala 4 mois xale yi daanaka dañuy daanu. ndax lañ gis dañoo tiit mosuñ koo gis lu man 300 takk dara xaw ma juróomi téeméer. ñëw koñ ba dafa fees dell. ban heure la woon. dell 1h du matin ba 6h15 du matin. wax dëgg yàlla xam nga ne lii nitewul. ñuy fooyee kër gi. fu ne ba génn kër gi daara ji fu ne. moo tax man jàpp naa ne ñoom information yi leen fa indi woon. waroon na leen a permettre keroog bi ñu jàppee imam. bër seet ñu ne mu ngi nii. mais ba fii may wax ak yow ñoom ñoo waxoon de. mais fekkoon nañ fa ay kalachnikov ay xaalis ak yooyu loo ciy tontu. non dafa réew parce que. loolu lañ bindoon de. ca njëkkee ci PV. waaw loolu itam nag damay wax ne maanaam. ba tey. ñi ko jël si woon ñoom seen ñi ko jël si woon binduñ loolu ndax itam nit ki ak loo ko mere lu ngeen jotee bu mu tax nga sosal ko. ñi nga xam ne ñoo ko jël si woon di brigade nationale. wala boog gendarmerie nationale liñ bindoon ne moom lañ fa fekk ci xaalis moo nekk ci PV bi 27 300 la. un certain journaliste nag daan nañ bind ay montants yoo xam ne xajul ci seen studio bi. fekk nañ fa ngànnaay
benn fetalu tëgg lañ fa fekk bu yàqu boo xam ne xale yi ñoo ko doon foyee imaam nangu ko ci ñoom sànni ko ca kees ga ak seringue yu ñu doon pikiiree ay ginaari élevage non moom daal mbir mi dafa reelu goo xam ne wallahi ku koy nettali wala nga gis ko daa mel ni da ngay génn. mais jour boobu bi ñu ñëwee pour arrêter Imam Ndao lan ngeen gis ci kanamam. bon sentiment bi mu am. ay dara dal vraiment dal c'est parce que moom nee na bi mu déggee kéng ji ay bandi la ko tegoon. ñu ñëw pour cambrioler ko. xam nga loolu normal ndax ni yàlla tere su fekkoon même ñun ñi dañ jàppoon ay bandi la su fekkoon ne dañoo jàppoon loolu continuer teelu ñoo ràññee ñu ñëw bëgg a dal seen kaw pour riposter. deret ju bëri mën na faa tuuru. ñu jàpp ne imaam kat njabootam dañoo ñëwoon pour jël si ko njaboot ga riposté nañ nangam ak nangam te perte boobu kan mooy perte Sénégal ñooy perte takk der yi ku ci faatu wala deretam tuuru Sénégal ay perte njaboot yi ku ci faatu wala deretam tuuru Sénégal ñooy perte jàpp naa ne loolu daal wax dëgg yàlla ñaanatuñu yàlla muy am ci Sénégal mais loolu daal jàpp naa ne loolu Imam Ndao xaaroon na ko. d'après discours yam daan tenir. mayul dara état wala sax lam daan tenir xoolu ci état ak autorité ak borom daraja wala mais da doon wax rek ngir diine ak l'islam. waaw su ma la waxee xaaroon na lu ne mel. su ma la waxee dëgg rek. benn bés toog nañ di waxtaan. mu ne ma man jàpp bi dafa ma ree la ma def. mu ne ma man dama jàppoon ne franc-maçon yi ak niñ mel ci àdduna bi influence biñ ci am dama jàppoon ne damay taxaw ci minbar bi di xutba ñu tiire ma bal wala may def conférence ñu tiire ma bal mais jàppin bii moom. fooguma ko woon. mu ne ma donc kon lii moom du dara ci la ma séentu woon c'est parce que gis nañ ne gis nga Afrique bii président yu bëree bëri yu bëggoon a fépp. bëgg a taxawal seen réew dundal seen réew defar ko dañ leen a rey lu mat fukki président ak ñett ki ci mujj yaakaar naa mooy Xaddaafi ñu xam leen bu baax a baax boo xam ne ku ci jog fas yéene rëdd yoon wu leer naññ jaar li saw askan. fas yéene am sa li ñu tuddee autonomie gars yi danañ la sàkkal pexe. donc mais Imam vidéo yi mu doon seetaan tamit te ñu fekk ko ci machine am. vidéo yoo xamante ni dafa doy waar ni islamiste yi di jàppee di rendi ainsi de suite Imam am ci lu baree bari loo xamante ni da ko doon seetaan lan nga ciy wax. bon li ma gën a reeloo te yàlla xam na ne ci tribunal balaa vidéo yi ñoom ñi di ko teg lu mat semaine bi ma gisee table bi ak wax naa ko sama benn xarit ma ne ko ñii procès bi daanu nañ ca début ba fin. ndax lan fi mu ne li leen dese. waaw danaa ci ñëw fi mu ne li leen dese jàpp naa ne mooy vidéo yi nekk ci ordinateur imam bi. danañ ko teg. ngir lan mën a am opinion nationale bi ndax buñ ko tegee ñu xëy journaliste sax dañ naan vidéo ya mais vidéo yi nekkoon ci ordinateur imam bi ay centaine la wala ay milliers la am na ci wàllu franc-maçon am na ci wàllu laïcité am na wàllu France. Amérique Israël Afrique fu ne na mu gëstoo loola noonu la gëstoo itam ay état islamique ay Boko Haram c'est parce que imam un charge la. chercheur la faaw muy gëstu te dañ koy laaj. donc kon nit ki war na lépp luñ ko war a laaj balaañ ko koo laaj mu documenté wu ci. tontu ci donc loo xamul est-ce que mën nga ciy tontu. te la yéeme mooy ay milliers wala ay centaines ñoo fa nekk côté bii ñu gis fa 25 yooyu rek ñu teg ko moo tax bi ñu ko tey dana leen. mais yeneen yi itam war ngeen koo teg parce que man am naa yu bëri centre Afrique fii am na fii vidéo yoo xam ne jàpp nañ ay nit ay jullit. di leen faat di leen lekk. Birmanie. la fa xew lu ko gën a métti. yow tey kon soo ko amoon sa ordinateur di ko gëstu ndax dañ laa war a jàpp juge ji la. déedéet yow lu ci sa yoon loo def. ku ne am nga droit gëstu. transmettre ko kenn joxul ko kenn waxul lii la waxul lële la moom yor na ko day gëstu. dañ koy laaj am na ci droit wala amul droit te damay wax ne lu raw la nekk ci ordinateur imam bi muy génn suñ télé yi seeni jàpp nañ ne rayante ba fa am yéeme na da ngay xoolaan ba mu yàgg nga jàpp beneen scène ngir rayante beeg tuur deret jeeg nangam ak nangam jàpp naa ne ba ñu demee ba amatuñ luñ teg ci loxol sénégalais yi te lañ indi vidéo ban loi Sénégal moo tere xoolaan vidéo wala am ay vidéo di ci gëstu. famille imam Alioune Badara Ndao bi ñu ko jàppee ñetti at yi nuñ ko dundee. wax dëgg yàlla soxnaam yi ñu ci doon sonal. waaw moom macha allah métti na nag. ku la wax dëgg rek métti na. kilifa gu mel ni imaam borom kër gu mel ni imaam waajur gu mel ni imaam nga xëy gisatoo ko lu mat diirum ñetti at ku la ne méttiwul nax na la ku nekk na ko natt ci sa waajur wala sa sëriñ wala sa mbokk mu la jege métti na. waaye nag lu muy métti fekkoon na imaam yaroon njaboot gi ci gëm yàlla.
donc nit nag su xasee gëm yàlla lu ñëw ci kawam lu mu métti métti danaan su gënoon a métti. benn bés dañoo toog di waxtaan mu ne ma. war ngeen a xool jéem a muñ tuuti. yow bu fekkoon ne man damaa génn accidenté wala yàlla jël sama bakkan bi nu ngeen di def. ma ne ko dañuy muñ mu ne ma kon yéen a ngi ñëw ñuy toog di waxtaan sant yàlla ab jullit lu ko yàlla teg rek na séentu lu gënoon a kawe loolu. lan moo la may fit yow Abdoulaye Ndao ak ñi nga xamante ni yéen a ngi doon soutenir imam Alioune Badara Ndao maa ngi lay tooñ sànq sax naan la ana avocat wu imam Ndao xam naa ne yaa raw sax maître Moussa Sarr lan moo la may fit parce que xeex bi yombul woon ak gis nga actuellement xeex wàllum terrorisme yenn discours yi sax tem nga tenir ko ñu ne yow mii boo moytul ca nga bokk kaay ñu jàpp la lan moo la may fit. wallaay la ci jiitu mooy xam nit ki dañ koo xam nga nit soo ko xamee xamin bu wér leneen lu ñu wax ci moom lu dul la nga xamoon rek danga naan luy wérul. wolof danay wax ne ciment du tooy ñaari yoon. gis nga soxna si waxuma ko nag ngir tooñ mais jàpp naa ne Sénégal la fay indi ji fitna wala mu fi yàq du bàyyeekoo Saalum bam di Saalum ba tey lu rafet lu baax lañ mos di ji ci réew mi foog naa ne boo xoolee itam bokk na ci ñi ëpp solo. ci réew mi ñu ngi fa jóge da nga ciy tudd Saalum yi donc imaam dañ koo xamuñ biir dama ne la yenn saa yi seringue boobu ma lay wax buñ doon vacciner cuuju ndaw yi. mu ne moytul cuuj bi dafa tuuti yërëm ko yow defal ndànk ma xam ne ku amee yërmande weesu sax doomu aadama ba yegsi ci ginaar gu ndaw gi ñu war a vacciner kooku suñ ko tuumaalee ne moom moo bëgg a taalum réew yow mi ko xam looy wax. te imaam xarum tabaskim yàlla xam na ne xarum tabaskim ba bañ koy téye daanaka man maa koy rendi bu téye xar mi da ngay gis muy lag-lag yi nii. ba damay jël paake mën a ko yow mënoo rendi mu ne ma mënuma daal di annière ma rendi donc koo xam ne xar sax mënu koo rendi buñ ne lee kii mën na tim ay doomu aadama di leen rey. loolu enul maanaa. benn ñaareel bi. mais lëkkaloo gi amoon ak ñoom joxaane nag. lu koy expliquer maa ngi ñëw Ansoumana Dione. yaakaar naa mii liggéey ci wàllu maladie mentaux yi. yéen a ngi koy dégg. waaw Ansoumana Dione bi ñu téye imam def na wax bu am solo. wax dëgg yàlla au passage ñu ngi koy nuyu. dane ñi nga xam ne ñoo am feebaru xel Sénégal yërëm naa leen. mu ne parce que Sénégal yëpp mennam imam Ndao laa dégg mu ci doon wax. di ma invité émission rajo ñu ciy wax di ko dénoncé wax ne ñii dañ leen a war a jàppale mu ne imam Ndao jàpp nañ ko kon ñii xamatuma fan lañ jëm. donc koo xam ne ñi wér sax weesu na leen ba àgg ci ñi wér di ñu ne kooku moo bëgg indil réew mi fitna doo ko mën a gëm bon joxaane. waaw. Imam Ndao ak joxaane. peut-être moo ko yóbbee lii sax. dafa war a leer. parce que joxaane avoué na daan nañ ko ñaar fukki at. loolu dañ ko war a leeral ba ñëpp xam ko. waaw mu leer. la jiitu mooy man mii di wax ak yow de ko xam joxaane la xam naa ko bu baax ndax joxaane mëneesul koo ñàkkaa xam ci réew mi la juddoo. fi la ndeyam dëkk fi la baayam dëkk loolu nag waxu Saalum la mu amee fii itam ñaar xaw ma ñetti soxna joxaane 2006 2007 da doon jàngee Kaolack lycée Ablaye Niass ak lycée Valdiodio Ndiaye yaakaar naa ko xam Kaolack xam ñaari lycée yooyu. bu baax sax. bi mu fa doon jàngee ci wetam bal kër gi mu dëkkoon ñooñu ay soppey imaam lañ muy famille taaleen yi yaakaar naa ko xam ñoom Moustapha Tall xam leen ci dëkk bi. ak seeni macha allah solo. kër googu la nekkoon ñooñu nag di ñëw di julli si ci kër gi mu ànd ak ñoom bi mu ñëwee gis discours yi ni mu responsable mu commencé nag di ñëw ci jàkk ji di fa julli si ba benn bis mu ñëw ci imaam ne ko léegi man kat jàngoon naa daanaka ba mokkal alxuraan dama bëggoon pour nga ñëw téyel ma maanaam pour nga defaral ma sama alxuraan daal imaam ne ko ñun de fi mu ne daara ji ni mu bindoo mooy ku ñëw toog amul problème waaye daal bàyyeekoo ci biti di ñëw ko dellu loolu daal moom dañ ko nangootul woon. ba joxaane ndeysaan jóg bëgg a dem mu boole ko benn xaritam bu santoon Sall lii ma lay wax lépp mu ngi ci enquête bi. waxuñ la loo xam ne sos la parce que ñun dañ koo dundoon démb avant enquête bi. keroog même biñ téye imaam ñu naan moog joxaane avocat bi laaj ma lii laa ko wax. effectivement ca enquête bi itam loolu moo am mu dem ci kooku ndeysaan commencé fa toppaat ab diir mu tuxu ci beneen daara. kon xam nga ne xamante ni. lii la imaam séq ak joxaane ba mu fa bàyyeekoo moom joxaane dégg nañ ne dem na Mauritanie di jàng walla jàngale ba ci jamono bi dellu si waat na ca kër ga ñaari yoon yoo xam ne bu ci nekk fekkul fa imaam man mii la fa fekk
bi mu ñëwee laaj ma ne ko imaam di dafa génn. mu toog ab diir imaam ñëwul mu ne ma tàggul ma ko su ñëwee loolu am na depuis booba ba ci prison bi la imaam gëj a gisante ak joxaane soxna si su fekkee ne nit ku ñu jàpp wala ku ñu taxal ku ko xam war nañ laa taxal kon man mii suñ ma jàppoon yow mi war nañ laa jàpp. ndax ñëw naa ci sa studio au moins benn yoon. waxtaan ak yow. wax nañ téléphone ay yoon. gis nga. su fekkee ne kon Ablaye Ndao dafa am lu mu def masalan rey naa nit ni yàlla tere wala bandi laa wala sàcc naa kon suñ ma toppee ba jàpp ma yow mii kon war nañ laa jàpp est-ce que mbir mi noonu la. warta demee noonu nit mën na def mbir jaar ci yow wala mu ñëw xamanteeg yow te fekk yow yëgoo tinoo donc jàpp naa ne mbir mi su fekkoon ne ci njëlbeen bi dañoo def li ñuy tuddee xaw ma sincérité la ñuy xaw ma daal en tout cas. suñ ko jéemoon a niteel erreur bi dal leen. doonul leen dal mais xam naa diw rek ñu dem jàpp ji te imaam ñoom wax nañ ko li dugal imaam ci procès bi mooy ñoom joxaane ñu jëlee Nigeria te joxaane li ma wax lu leer la moom da doon jàngale ba fii may wax ak yow mosuma xam lu ñaaw ci joxaane lu baax laa xam ci moom loolu lay seede ba keroog bés pe di ko ñaanal yàlla nag kon ko tëj nag d'accord nga ci wax dëgg yàlla man d'accorduma ci ndax lu tax joxaane avoué na de avoué fan ma ci tribunal laa nekkoon ca début ba ci fin bi joxaane ca lañ gis tribunal amul benn fait boo xam ne nañ bii joxaane moo ko def mais mi ngi doon préparé waaw au contraire joxaane moom nee na da doon jàngale alxuraan daara bi muy jàngale ba mu yàgg ñu oo ko ne ko am nay sénégalais yu am fii problème te ñooñu ñëpp itam war nañ ciy ñëw ndax ku ci nekk am na lu ñu xam ci sa dossier am nay sénégalais yu nekk fii am problème joxaane ne xaaral ma dem seeti loolu soxna si soo nekkoon béréb ñu ne la say mbokk sénégalais am nañ problème ndax dangaa war a neutre déet joxaane daa dem bi mu demee ba gis leen laaj leen problème bi nu mu demee ñu wax ko ne na consulat Sénégal bi nekk Niger la dem pour wax ko ngir mu ñëw lijjanti leen fekkul ko fa première fois dem fa 2 3 4e fois lañ koy door a jàpp damay wax ne su fekkoon ne joxaane ku def lu bon la bay daw ndax danañ ko jàpp moom fekkuñ ko fa mu nekk ñu jàpp ko de moom moo ñëw ngir xettale ay sénégalais ñu jàpp ko. ñu teg ko yoxo nii la demee de. procès bi lii moo ci nekk maanaam dossier bi lii moo ci nekk en même temps joxaane itam lii la wax. waxtu bi bareetul mais doon ngeen wax ni imam Alioune Badara Ndao dañ ko doon torturer ci biir prison bi est-ce que lu ne mel da nga koy dëggal. waaw moom nag dëgg-dëgg vraiment ab bis dama demam yàgg ma ne. sénégalais niñ amee yërmande ku leen xam ku xam sénégalais tey yow mii boo yoroon doom mu def loo xam ne du noonu nga di ko dóor mën naa laa bàyyi nga dóor benn ñaar ñett su ñeentee dinaa wax ne baal ko. soo bañee danaa jàpp sa loxo mën nañ ciy sax jote donc sénégalais ni leen yàlla bindee dañoo am yërmande boobu nag soo demee ba gis loo xam ne dafa wuteek moom dalay xaw a jaaxal ndax gaa jàpp bi métti na téye bi métti na mais su fekkoon ne jàpp ak téye rek la sax mu xaw a tane mais téye nit ci téyeyin bii wax dëgg yàlla normalul yàlla xam ñu di imam ba tey jii may wax ak yow nii bàyyi nañ ko de waaye incha allahu danañ ko utal benn médecin généraliste mu xool yaramam dal di ko suivre parce que li mu doon dund normalu mais naka ngeen torture bi naka la demee parce que doon ngeen expliquer benn lampe buñ koy taalal ak tàngoor ainsi de suite anam yu bëri la waaw yaatal ko ba ca jiitu mooy xet gu bon gu mu doon faral di nooy te ku nekk xam na xet ci yaram nee na yenn saa yi bu ko nooywaan day fat ni yàlla tere kii xam nga ne bakkanam buy des ba léegi sutura bi yàlla la saal bi mu nekk nee na jamono bu nekk dañ koy tàngal ba mu mel ni safara nee na bés daa toog bu mu yàgg mu ne sang bi de noonu na nit buy sukkaraat na tooyal yére daal di ko muuroo su ko defee mën na am mu wàññi sukkaraat bi mu ne xanaa jombal est-ce que du loolu moo ma gane si muy tooyal yére yi bi ma ñëwee mu wax ma ko ne ma jëndal ma ay kaala yu bëri lu ëpp juróom-ñaari kaala ak i mbaxana laa ko jëndal day ñëw takk ci bopp bi ba mu baax jël mbaxana mi def ci nii sotti ci ndox ba mu fees dell 24 heures dina ko def lu mat 7 fois jëm kaw lii normal la wala normalul déedéet nee na yenn saa yi xaw ma ay rayon la ñuy télé gii di ci yaram wi yaakaar naa ne xanaa fa mu nekkoon moom kese lañ fa tëjoo moom kenn boolewuñ ko kenn gis nga bi muy nekk Ndar ab dof lañ ko booleel ba bi mu dellu see Dakar ab dof kere bi mu ñëwee mu ne ma man de sama dox bi sonal na ma kii waxul arab
waxul français waxul pël man daal xaamu lu muy wax. mu ne ma nag suba ngoon guddeeg bëccëg wej daanaka du ma nelaw. dama mer ñëw ci directeur prison ma ne ko yéen da ngeen a bëgg imaam dof moo tax ngeen boole kook dof mu ne ma du dof ma ne ko kooku dof la. mais ak lu mën a xew bi ma ko waxee téléphoné na ci taxawaay ne kooku ñu booleeg imaam nañ ko fa génni. donc moom rek mu nekk ci cellule am. ñu koy torturer. en tout cas lim fa jàmbat. dëgg loolu normalut warul di am. waxul ko woon nag ngir caalit keroog bi ma koy njëkk a wax te li yéeme mooy. ku ko mos a yëg ci mbokk yi wala famille bi wala am di jàmm yow yaa ko laaj ba mu des man. man la ko mos a wax man maa ko wax léegi nag bi ma ko tasaaree ku ñëw boo ko laajee tàngoor mu ne lii dama noonu du ma ko wax waaye comme laaj nga ma ko ma ne naa ko wax dane ma. lu mu tàng lu mu métti lu mu naxari même sama bakkan buy de ci prison bi. danaa ko muñ te yàlla tax ndax bëgguma ñu am ndam ci lislaam ndax buñ ne imaam ba caali na wala imaam ba deltu na gannaaw wala imaam ba daw na day mel ni kon lislaam lañ wax. amaan na loolu moo tax ñu may teg lii man sama jàpp-jàpp yàlla rek a xam mais biñ ko arrêté nii ci arrêté bu normalul bii. tuumaal ko liñ ko tuumaal te amuñ lenn contre moom buñ sañoon mooy kii moom. dañ koy teel a faat rek mu faatu benn yoon su ko defee procès du am. ñu ne waaw léegi faatu ñu ñëw jaale si nangam ak nangam parce que procès bi nag ku fa dem di déglu fee yañ fay wax. dëgg da ngay am gàcc ndax loo gëm ak yow lan ngaak yu kenn xamul lii wax dëgg yàlla waruñ ci mën a àtte nit daal. Imaam Ndao am na yeneen imaam yu ñu fi jàpp. tëj leen ci wàllum terrorisme waaye coow lii am ci mbirum Imaam Ndao ñeneen ñi amuñ ko. waaw ban jàng nga ci am. ñooñu itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp yàlla na yàlla xettal leen. ñaari anam ci laa ci bëgg a tontu benn bi ci imaam benn bi ci ñoom wax naa la sànq ne imaam nitu nit ñi la te jàpp naa ne itam bokk na ca la taxoon ñu gën koo téye mooy jéem a fenqalante confrères yi nekk Sénégal ay murit ak tijaan ak ibaadoog ñaan yéen da ngeen contre mag ñeeg nangam ak nangam réew yu bëri loolu lañ ko explosé moo taal Irak xam nga ko diggante Sunna ak Chia moo yàq Syrie moo yàq Yaman moo yàq Lubnaan Sénégal gii lañ jëm si woon. diggante ibaadu yeeg sunnit yeeg dañoo léeg yu kenn xamul fenqalante ñu loolu lañ bëggoon waaye yàlla dogal na loolu amul ndax imaam kat képp ku ñuy tuddee kilifa Sénégal yow ak sa njaboot dafa mos di sëq ak yéen jàmm ak salaam même bu fekkee sax yenn yi àndu leen ci. danaan yiñ ànd muy lislaam moo ëpp nañ ci ànd yeddis yi ñu uutee ku ci nekk na ci jàppal moromam. ngant yeneen imaam yi nga xam ne nag dañ leen a jàpp te mbir ma demeewul nii mën na am dañoo siiwul wala xameewuñ leen comme ni ñu xamee imaam waaye soxna si gis nga lutte contre le terrorisme. man ci sama gëm-gëm xeex la boo xam ne dañ koo jëmee ci lislaam pour xeex lislaam ndax noonu ngeen ko jàppee. mosoo dégg kuñ tuumaal mbirum terrorisme te du jullit mosoo koo dégg. Hitler ñaata million la rey. mais kenn wooyee ko terroriste de. George Bush Irak. Afghanistan ñaata nit la fa rey ñaata million Irak fii may wax ak yow lu ëpp 7 millions personnes rey nañ leen fa est-ce que nañ terroriste la. Libye Kadhafi kan moo ko rey tas réew ma du Nicolas Sarkozy. terroriste la. du jeex li nga ci xam yow moo ëpp sax li ma ci xam ay millions yi doomu aadama ak i milliers ay nit rey nañ leen waaye Sénégal gi bu ñu génn Sénégal fii am na fi benn béréb boo xam ne ay nit a nga fa. bañ fa nekkee commencé la ñuy def ak léegi yàgg na moo la mag sax yow. journal 24 heures bu yàggul bii def na benn natt. boo xam ne la ca dee boobaag léegi kenn xamul nu mu toll. dëkk yi ci tas ña fa gàddaay kenn xamul nu mu toll mais est-ce que ñooñu terroriste lañ ñu ngi waxtaan ak ñoom di négocier ak ñoom di leen jox ay ceeb di leen jox xaalis ak nangam ak nangam. xanaa rey du rey rek. rebelle lañ leen di woowee de. waaw lan moo tax waxuñu leen ay terroriste. mais tey jii imaam ñaareel bi mooy bala may jeexal foofu. États-Unis d'Amérique. waaw. ñaari cas am na fa bu yàggul. benn mag mu am 63 ans wala 66 ans. bërëb ba mu doon liggéey ñu dàq ko mu mer. daa xëy yéeg ci benn étage bu kawe boo xam ne yaakaar naa 26 xaw ma 20 nangamel immeuble la. fekk ay nit yuy fo lam ca rey kenn xamul nu mu toll. mais biñ ko xoolee ne du julli lu ñu wax dañ ne tireur la. am na benn xale bu doon jàng école. ñu dàq ko mu mer ba mu ñëwee jël fetalam rey na fa lu war a mat 27 wala 26 personnes bañ xoolee ne du julli lu ñu wax tireur la te su doon ab jullit
nga yëkkati benn lancet wala big sax jëmee ko ci nit ñu ne terroriste la keroog da nga dégg France RFI def ci édition spéciale moo tax jàpp naa ne mbir mi daal am na leneen lu nekk ci ginnaaw. Imam Ndao dafay fas yéene delluwaat Kaolack dem ca daara ya continuer la nga xamante ni ma nga fa doon def ba askan waa Kaolack sopp ko noonu lay continuer mission ba discours yam doon tenir moom lay continuer di tenir wala dana ca am lu mu ca wàññi. incha allahu jàmm ak salaam lu mu ci yokkul ci diina ak ci ngor ak jom du ci wàññi. ni mu doon attaqué franc-maçon yi góor jigéen ñi. ak doole ji ñu am damay jàpp ni. franc-maçon yi kuy wax te doo wax ci seeni mbon jarul ngay wax. ndax kat jàpp naa ne ñun comme defar moo ñu war kuy defar lépp lu mu gis comme gàllankoor dana wax ni lii gàllankoor la nañ ko moytu. jàpp naa ne incha allahu lam nekkee woon ba tey lu mu ci continuer lu mu ci yokkul incha allahu ñaanuñ yàlla mu wàññi ci dara bu soobee te altine incha allahu ci suba danañ xëyee fii def cortège bu mag incha allahu jëm kaw la. Imam Alioune Badara Ndao bi ñu ko tëyee daara yi ma ngi doon continuer di fonctionner. bu baax a baax ndax yàlla dogal na moom daara ji daa nekkoon ci bopp bi. daa nekkoon ci bopp bi waaye lam ci doon doxal bareetul woon xam nga nag kilifa ci bërëb wax dëgg superviser lépp daanaka loolu la fa nekkee woon mais ku ci nekk taas bañ la joxoon ci kanamam ba mu fa bàyyee ko itam loolu dafa continuer woon loolu moo tax itam daara ja ak doxalin ba dara sooxewu ci woon. waaw Abdoulaye Ndao ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. wax dëgg xam naa rek bala may tàggatoo itam bëgg naa. yëkkati ay kàddu yu sant jëmale ko ci ñenn. amul benn problème ña ci jiitu mooy ñu ngi sant Sénégalais yëpp bàyyiwuñ kenn sans exception parce que soxna si boo seetloo. procès bi yàgg na métti na diiru ñetti at du ñetti fan yàgg na métti na mais seetlu nga ne li doon am tribunal la fa doon teew ci doomu aadama politiciens yi amuñ ko. te ñun amuñuy millions sakkay milliards. kon sénégalais yëpp ñu ngi leen di gàcce ngàllaa. droit de l'homme yi waa nitu dëgg taskatu xabaar danaa ci ñëw. damay jiital sénégalais yi ba pare. ñaareel bi mooy ñu ngi sant ñi ñuy tuddee ay kilifa diine yëpp ci réew mi ñu séq ak ñoom jàmm séq ak ñoom salaam ñu ci bëree bëri bi mbir mi bi mu amee dem nañ ci ñoom waxtaan ak ñoom ñaan nañ ci def nañ ci ay jéego. ñu ngi sant avocat yi ñoom ñëpp buñ tudd kenn avocat yi yàllaa leen tànnal imam moo tax itam wax na leen ko keroog tribunal nee na fay ngeen avocat yi li yéeme mooy fayuñ leen dara fayoo leen ci kenn man daal maître Moussa Sarr fayoo leen ko dara fayuñ leen dara ñaari dërëm maanaam man dama bénévolat lañ def dama dem ba mu yàgg ma ne ñii xam naa yàlla daal li ñuy wax ne comme nar a en dana la téeñal parce que mënuñ leen a fay ñii mënuñ leen a fay au contraire effort ñoom yiñ ci def su rëyuloon ma toog ci rajo bi di ko wax dana am yu ma la ci tuddal waaye daal ñoom avocat yëpp ñu ngi leen di sant parce que boo seetloo 64 avocats yi nekkoon ci dossier bi dafa mel ni ñoom ñëpp dañ doon plaider imam Ndao ngir lan sympathisant boo xam ne am nañ ko ci imam parce que xam nañ ne dëgg góor gi dañ koo tooñ bravo yi les avocats ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi sant ñi nga xam ne ñooy mboolooy islam yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci doon yëngu droit de l'homme yi ñoom Seydi Gassama Amnesty ñoom Assane Dioma Ndiaye bàyyiwuñ kenn taxaw nañ ci. waa nitu dëgg. ñu ngi sant njabooti imam maa ngi ñëw. njabooti imam sonn nañ. ñu ngi sant Ligue des imams et prédicateurs islamiques du Sénégal te imam Dame Ndiaye nekk ci kanam mosuñuy tàyyi vraiment ñu ngi leen di sant. RIS Al Wahda Oustaz Mokhtar Kébé nekk ca bopp ba ñu ngi leen di sant. Jamaatu Ibaadu Rahman te sama xarit ba nekk ca bopp ba Oustaz Abdoulaye Lam. Daayiratul Moustarchidine ñu ngi leen di sant di leen gërëm mouvement nitu dëgg Omar Sadi coordonnateur bi ñoom Karim gis nga. mosuñuy taxaw mosuñuy noppalu. Karim wax na ci ba. bërëb yam doon liggéey yëpp gars yi dañ ko faa mujj dàq. invité naa ko fi ay yoon mu ciy wax. mu ngi noonu. mouvement AMS ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ONC Jamra ci njiitu maam Makhtar Gueye gis nga taxawaay bi. coordination musulman de Rufisque gis nga seen taxawaay coordination musulman de Kaolack. tubaarkàlla waaye itam ñu ngi sant nag suñ takk der yi. ndax ak lu métti métti. boo xoolee procès bi fa mu commencé ba fa mu yem. mosu ñoo am ak ñoom problème. mosoo dégg ñu ne lacrymogène jog na fa ñu sànni ko njabootu Imam Ndao lu tax mooy xam nañ ni ñun lañ fa nekkal ñun itam ñoo bokk réew mi. ku ci suñu bubbam day ñëw ci ñun. ñu ngi sant ñëpp tribunal itam ñu ngi leen di bravo. ci njiitu juge Samba Kane dëgg-dëgg am na tur woo xam ne dootul fay. su ko neexoon mu def leneen te kenn mënu ci dara. waaye moom wane na ne la mu gëm
mooy la nekk ci kanamam wane na loolu wax dëgg yàlla na ko yàlla fay. yàlla guddal fanam Abdoulaye Ndao ñu koy jaajëfal bu baax. yéen itam ñu ngi leen di sant yéen waa Rewmi FM ci la bokk. yàlla na yàlla barkeel leen. ñu ngi lay jaajëfal bu ba ca kaw téyel leen boppam. amiin ñu koy jaajëfal bu baax Abdoulaye Ndao nekk frère ci imam Alioune Badara Ndao ñu doon waxtaane lépp lu soxal procès bu imam Alioune Badara Ndao jëm ci wàllum terrorisme di jaajëfal auditeurs yi ànd ak ñun comme samedi bu jot 10h jàpp 11h kon samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité di jaajëfal Dame Ndiaye ci réalisation bi ak kile di Ibrahima Ndoye Ba ci wàllum technique jaa ngeen jëf. lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo buggee nu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo